maintenant votre horoscope du jour. Horoscope du jour. alors borom ñaari galon yi na nga def. maa ngi sant bu baax Al. bisimilah. jërëjëf comme ni ñu koy faral di defee saa su ne donc muy seen horoscope ci kàllaamay Kocc ci fukki signe ak ñaar yi. ñi koy dooree ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bélier yi. ànd neex na tàqalikoo naqari na. waaye loolu dafa nekk li nga xam ne bélier yi tey ci seen vie sentimentale bu doon ne dañoo génn ci wàllu relation jarul ñuy yàkkamti pour mën a duggaat ci beneen parce que relation faj mer du continuer. kon déjà loolu na nekk loo xam ne nañ ci bàyyi xel ñu def ci attention bu baax a baax bëri na nag ñuy xalaat ne dañ leen bëgg wala ñu xalaat ne ski mais loolu dafa nekk li nga xam ne nañ ci def naag mooy ñu judd 21 mars jàpp 20 avril. ci wàllu santé ñoom dañu nekk ñi nga xam ne du càggan ne lépp lu tegu ci sa loxo rek da nga ko war a lekk déedéet da ngay sonal sa estomac waaye jaru ko sax comme koor gaa ngi ñëw moom yaru dina am. waaw par la force. jarul jël koor gaa ngi ñëw yaru rek. donc loolu dafa nekk loo xam ne nañ si bàyyi xel bu baax ci wàllu travail ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne vraiment dinañ am tuuti contretemps wala moom quelques complications rek ci wàllu liggéey mais nekkul loo xam ne lu graaw la ba mu war a mën a indil problème bu ñu mën a am ak seen supérieur hiérarchique ñi nga xam ne ñoom ñooy taureau yi Cheikh mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne wàllu mbëggeel de fi ne nii jege na leen de bëgg na leen waaye ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne nee na nañu def nànk xam nga nit ki bëgg la xam nga laar yi ñëw bëgg la nga gis cas-casama kalang-kalangam rek nga ne départ nga yow lu tax loo wax rek tudd ma ci dama laa bëgg rek yàllaa ko dogal yàllaa ko dogal nay nangul rek laar yi nangul yàllaa ko dogal yow xala yow waxu moom daf may tooñ de kan di non man waxuma dara. li nga bëgg wax man maa koy wax laar yi sama jarbaat la ah d'accord fay day leer. jubul non doxal léegi mu ne donc ci biir loolu dafay nekk loo xam ne nañ si baax xam nga des fois nga dem ba nga xam ne da ngay sentir sa bopp ne lépp lu ñëw bu asamaan si wàcc sax di nga ko mën a téye ko jàpp voilà mu ne donc déjà ci wàllu sa tóoro yi nañ def attention ci côté boobu parce que tamit wóorul xam nga des fois mun nga yaakaar dara mais en réalité loolu amu fa léegi nag boo demee ba gis réalité bi mun na la indil ay difficultés mu ne ci wàllu santé bi ñoom dañu nekk ne ñi nga xam ne soxla nañ jàmmay énergie soxla nañ également di toog di comme nga dem géej toog di jël brise bi prendre de l'air pur di xalaataat may géej di xoolal di cogiter waaw di sa xel mi lu salte lu négatif li ci nekkoon nga génne ko ci dugal ci lu positif tey tóoro yi def leen loolu rawatina nag nee na genre tàkkusaanu suuf man yooyu daf may neex sax déjà man dama bëgg géej tey nag bu fekkee bokk na ci tóoro yi tàkkusaanu suuf maa ngi nii tóoro pire waaw tàkkusaanu suuf nag na nga fa dem dana baax ci yow ñi nga xam ne ñoom ñooy ci wàllu travail mu ne ñoom dañuy nekk ne ñi nga xam ne ñoom seen ji boobu baax na tey nag seen projet yu bees yi nga xam ne amoon nañ ko vraiment tey ñu lancé ko. ñu dugg jublu ci daal. waaw jumeaux yi nag moom ñi lamboon tey seen xel mun naa dal. waaw macha allah. jumeaux yi yàlla jàpp yàgg. jumeaux yi nga xam ne dañoo lamboon. ñoom ñoo judd diggante 21 mai jàpp 21 juin. ñoom ñi lamboon seen xel mun naa dal ndax am na ay espoir pour ñu takk leen. ndeysaan lamb gu bëri baax. yàlla bu yaakaar tas. et puis takk leen takk. ñu takk leen waaw. yàlla bu yaakaar tas. parce que xam nga lamb célibataire bu yàgg da ngay feebar bu dee ci jigéen wóorul et commence di dem di seet ay gynécologue di seet ay docteur di seet ay affaire da ngay feebar. te gynécologue na si taamu. si doon psychologue. yëpp da ngay feebar donc loolu dafa nekk loo xam ne. célibataire bu góor bi nag xanaa day mujj gaañu rek day mujj faatu moom. day mëbax waxatuma yoo xam moo tax léegi mu ne loolu dañ ci bàyyi xel léegi projet de mariage boobu nga xam ne ñu ngi leen koy wax dañ ko gëm te taxaw si dox ci. buñ jarul ñuy jaay ne xam nga jigéen ñi yow àll des fois dañuy xaw a soof. xaw a jaay affaire. yow da ngay waaw yow da ngay ñëw. waa ji ñëw ne da lay takk nga nekk fa ay di kalang-kalang di dugg ci ay détails xaaral ma réfléchir xaaral ma waxtaan ak sama yaay. bu ko jumeaux yi defee tey ñu bàyyi leen fa. ñu kon ne nekk ci kàmb ga. loolu du baax yii boobu baaxul. nañ def nag ci wàllu santé ñoom dañu nekk ñi nga xam ne jaruñu ñi fu ne ñu fay daw di këlti nit da ngay économiser sa bopp. dafa nekk loo xam ne dafa baax ci doomu aadama ci wàllu professionnel aussi dañu nekk ni ñi nga xam ne dañu am tellement confiance ci seen bopp que vraiment li nga xam ne ñu ngi koy bëgg di ko dox dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon ci yow. mais est-ce que excès de confiance baax na ci doomu aadama. tout excès est nuisible. tout excès est nuisible. ci lu mën a nekk même mbëggeel bu bëri sax day feebar xol. déedéet d'accord ma.
si àll kat day feebar xol day feebar xol. après da ngay mujj di stressé pour Wallaahi. lu ñàkk xorom nga Wallaahi. mer lu am mais gis nga xorom boo nga bëggee mer nit ki ba mu ëpp. benn affaire bu ndaw la lay def. la lay def nga gis sa bopp Billaahi. xoolal yaakaar ne nag xoolal adduna bi fa la yem. seen avis la. laaj boo ko gisul. ma excès de soo ko amour gisul day mel ni da nga toog weer yoo ko gisul. Non, ba mais pare day da mel ni ngay dañ lay yen. day mel ni dañ lay cure. yen bâtiment. Da tant ngay que mel ni gisoo ko cure. doo doo am jàmm. merci. cancer yi. moo la dal. déedéet man nu weesu naa foofu. cancer yi ñoom ñoo judd 22 juin jàpp 23 juillet. mais nag dama am xol aussi ah. voilà ñoom ñu ne ci wàllu vie sentimentale dañuy nekk ñi nga xam ne ci wàllu couple maanaam dafay nekk loo xam ne tey wax dëgg yàlla dinañ passé journée boo xam ne xam nga temps yi ci gannaaw affaire yi dafa tàngoon ku ci nekk di jéem a xëcc sa morom di jéem a mer mais nee na tey cancer yi bàyyi leen mu sedd sotti leen ndox mu sedd ci seen bisaab àdduna amul solo lépp teraanga la ba pare mu ne ngeen def effort pour dem di dialogue di waxtaan àdduna amul solo waxtaan leen waxtaan sax mooy joxe solution. mooy joxe solution mooy tax sa xol di féex. communication mais ni ngeen ko mooy base de bëggoon lépp. ni ngeen ko doxalee woon baaxul ñu bàyyi si xel mu ne ñu dem ci wàllu santé bi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne vraiment dañu am une bonne forme physique ah bonne forme si mais seen sidit yi ñoo commencé bàyyi. ëpp la. coono la loolu. loolu moom doy na waar. Les nañ nerfs seeti sont- soit Les neurologue nerfs sont ou- tendus. voilà donc les nerfs sont tendus. les nerfs sont tendus. voilà mu ne sur le plan professionnel nag vraiment ci wàllu waxtaan nee na bu leen hésiter wax li ngeen xalaat dëgg mooy mujj. waaw véridique. mu neex ñi ngeen nekk wax leen ko mu naqari leen aussi wax leen ko donc boo leen ko defee di ngeen am li nga xam ne da ngeen ko bëgg lion yi ok suturalement. non man du man de li horoscope bi wax laay wax waaw juste bëñ yi laa wax bàyyi si bëñ bàyyi si bëñ. waaw mu ne lion yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu ñu xoolee tey dañuy passé ay moments yi gën a neex ci ñoom ci semaine bi tey vraiment waaw bu ma ko xañ nag. waaw dafa waaw. non non kenn du la ko xañ yow laa wax yow. non man du ma la xañ dafa ne dañuy passé les moments yi gën a neex ci semaine bi dañuy passé moments yi nga xam ne dina soit wa ilaa day nekk coup de fil wala mu nekk papier bu ñuy signé wala mu nekk proposition boo xam ne dañ leen ko defal boo xam ne vraiment day nekk benn tournant ci seen vie oui moi je prends les trois. yàlla leen ko man de coup de ñett fil yëpp laa jël. yàlla leen ko yàlla ñett yëpp laa jël yow. voilà donc yàlla leen ko yàlla defal nee na nag dañu nekk nit ñi nga xam ne également ils auront du mal pour ñu résister ci lu jëm ci wàllu lekk de toute façon amuñu choix comme koor gaa ngi dëgmal moom lu ñu mun nañ ko def lu leer nañ ko nañ def. nag waaw. lu ñu mun nañ ko def koor gi ñëpp la nar a yar. dama nekk si régime doo ma ko yàqal de. wax naa la de en tout leer cas daal. mën nañ ci baax xel ci man wàllu de ndékki yi professionnel ma doon préparé moo ma jaaxal ci rek. wàllu professionnel mu ne amul lenn lu leen ñuy téye tey li nga xam ne dañ ko gëm ne dañ si bëgg a def incha allah rabi dañ ciy yegg Yàlla na yàlla dañuy sotti. atteindre À cet fond, objectif dem donc leen waaw. à fond. à fond yàlla leen si yàlla defal Amiin, kii. amiin. vierge mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne célibataire yi dañ leen di soit dañ leen di fase wala ñoom daal en tout cas seen vie sentimentale tey du jàppandi ay waay. li ko waral mooy rabe mooy tey leen dégg xam nga gis nu dafa am benn way bu mooy lees waxul na ko vierge yi déglu tey buñ ko dégloo dina leen mën a dimbale ci seen àdduna nit doo dégg tëll rek ne nar a rajax jax. voilà non non dégg tell rek ne damm na. da damm na nañ dem déglu ji way Youssou Ndour bi ñuy wax lees waxul buñ ko déggoo dina leen mën a dimbale ci seen àdduna tey sur le plan sentimental mu ne ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne dëgg la mën nañu am ay maux de gorge maa xam la métti baat. ni ñuy def yow tell damm na di telli di yuux voilà baat ba nee na kabaj ratatati baaxul. voilà léegi nañ calmé wu donc bu ñu calmé wu seen baat bi du wër donc ñu ngi noonu vierge yi nañ xool loolu travail mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dañuy am vraiment journée chargée c'est normal boo demee sur le plan sentimental ngay telli sa baat bi metti journée bi day changé parce que tu n'auras pas le dana temps metti. concentré wu pour mën a liggéey ci li nga mën a def dana metti day trop. day man de metti dara du sotti. ñu dem ci signe mujj yi muy ñu dooree ko ci balance mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla de situation yi nga xam ne ñu ngi ko doon dund neex na nañ ci continuer voilà donc loolu dafay nekk li nga xam ne bu ñu neen na fi dàqee nag jarul ñuy xóotal bu baax waaye daal baax na neex na fi ñu ko jàpp tempo bi ñu ko jàpp nii temps la temps la ñu ngi ci niveau bi teg fa loxo daal. bu leen fa teg la bu ñu yokk bu ñu wàññi nen mi ngi si niveau bi. waaw bu ñu def lenn ñëwee ci wàllu santé ñoom dañu nekk ñi nga xam ne xam nga dafa am ay genre xeetu nelaw yoo xam ne c'est des nelaw réparateurs waaw. maanaam benn 15 minutes wala benn 30 minutes boo xam ne daanaka yooyu daf may dal. merci yooyu dafa neex de. torop ngay nelaw ba fudd. da ngay li ñuy wax loolu la olof di wax for bët waaw mooy se reposer. waaw da ngay for bët te reposer. nee na balance yi tey bu ñu foree bët diggante tisbaar jëm tuuti ci kii day baax ci ñoom torop donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel baax sur le plan professionnel nag ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne wax dëgg yàlla nit ku nekk am nga say projet waaye bu fekkee da ngaa
bëgg koo sotti te mënul sotti demal nga seeti laar yi wala seeti mayte wala seeti al wala seeti waa God family ñu jàpp nit ñi tey garabam. nit ñi tey garabam waaye nit ñi tey posonam tamit dëgg la. nit ñi tey garabam waaye nit ñi tey posonam léegi wax jooju ku ko moom nag yow tamit. non damay wax rek waa léegi ñan ñooy waa God family. dinañ ci ñëwaat ñu dem ci scorpion yi kon scorpion yi waaw scorpion yi ñoom ñu ne dañu nekk ni ñi nga xam ne tey pour yenn couple yi tey dafa nekk journée boo xam ne dafa nekk journée solidarité dafa nekk Partage. journée attention partage Solidarité, dafa nekk partage. journée goo xam ne da ngeen war a di diisoo di jël ay Sensation. décision voilà sensation di jël ay décision waaw wax na dëgg Laa di rek jël leen. non bàyyi ko di jël ay décision yoo xam ne décision yu baax la yoo xam ne daf leen di mën a dimbale ci seen vie mu ne ci côté santé dañuy nekk ni ñi nga xam ne nay reposer wu vraiment suffisamment dafay nekk loo xam ne dafa xam nga repos nag wax dëgg yàlla baax na parce que cumul de fatigue baaxul muy fatigue physique ak fatigue intellectuelle doo productif. ñaari xeeti fatigue waaw voilà donc baaxul déjà gis nga dafa déteindre sax sur le plan ci seen professionnel parce que dafa nekk loo xam ne mën na leen indil gàllankoor ñetti signes yu mujj yi ñu dooleel ko par Sagittaire ñooy ñi judd 23 novembre jàpp 20 décembre ñu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne vraiment dina am benn surprise bu ndaw boo xam ne sorti xam nga léegi-léegi mayte laar yi am sa jëkkër wala am sa fan ngeen jékkee-jékki rek génn benn génn bu sew ah ak a neex yooyu dafa yooyu dafa baax dafa yooyu day day dundal dundal couple day dundal waaw dafa am lu doy waar da nga daal naan ci temps la temps. ceeb. voilà mu ne loolu dafay nekk li nga xam ne wax dëgg yàlla dafay baax ci yéen donc le fait que ngeen nekk yéen ñëpp baax na donc kon tey ji na ngeen ko doxal mu ne ci biir loolu méttitu bopp ay métti ba ay migraine ndew mun na leen perturber seen journée quand même donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax sur le plan professionnel nag bu doon dafa am lu ñu leen sant defu leen ko bu yemoo tey na ngeen ko def ndax dinañ leen laaj ay compte suba ci fin de semaine bi àjjuma donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ñëw ci Capricorne yi mu ne lan sexe Apple au rendez-vous pour certains célibataires def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw engagé yi koo mun a lijjanti dafay nekk loo xam ne lu baax la mais engagé koo xam ne doo ci génn aussi dafay nekk loo xam ne luy compliqué la doon moo tax ci biir loolu nee na pour boo leen di vivre en couple dafa leen mën a jàppale da ngeen mën a am li nga xam ne da ngeen ko bëgg mu ne ci wàllu santé dafay am li ñuy wax maanaam belle vitalité loolu di nekk loo xam ne tawfeex daf siy jublu ci wàllu professionnel également muy nekk journée boo xam ne dina leen mën a permettre pour ngeen mën a vraiment changer seen dund ci wàllu liggéey ñu dem ci bu mujj bi nag avant bu mujj bi Verseau mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dañuy yàq li ñuy exigeant trop ci seen vie sentimentale dafay nekk li nga xam ne dëgg la ba dafay agacé ki nga xam ne dañu nekk ak moom day fàtte. voilà donc fattu bëri baax di la lijjanti di la woo téléphone foo nekk looy def kañ ngay ñib si di ay détails yu kenn xamul ndax wóoluwu ko. mais est-ce que du ku la bëgg rek tam moo lay topp noonu. di la oui mais laar yi wóolul rek. laar yi dëgg la ku la bëgg wax dëgg ne yàlla dina la topp mais nit ki doo ko topp bu ci miir bi man kay wóolu. ba pare buux ko mu faqal ba pare nga jël wiis kon lu muy def wax ko ci miir yow lan la. non damay wax rek damay Seydina est-ce que tey amoo loo jël. jëluma dara xam nga nit non nit soo buggee dara da ngay nekk ci biir Dëgg la. wala nga génn ci matinal bi lii may def nii du ma ko bàyyi 1er janvier ba 31 décembre yow. oui loolu demul si dara léegi mu ne nga ne. 1er janvier ba 31 décembre nii may duggee ci horoscope bi nii laa ciy duggee waaye xoolal mais yow lii bii nga génne tey ni ñu ci duggee bu bees la. parce que nii daanoo ko def. xam nga jinax bi mu amee benn pax dañ ko doon gaaw a rey bi mu amee 7 pax kenn xamul fu muy fële dañu ne sax nit booy dox tout le temps laa gi ngay ñibbi sa koñ tout le temps di jaar ci benn yoon dañ lay kar del changé ñu dem ci santé mu ne ñoom ñi nga xam ne ñooy Verseau yi dañu nekk yaa ni ngi xam ñi ne nga foo xam jëm dañ ne la fay fekk de nañ ñëw rek baisse de régime da nga dem ba jamono effort bu bëri di ci ay waaw da ngay dem ba da ngay gasax da ngay nege da ngay sa yaram bi day bàyyi donc loolu nee na da leen def marche di naan ndox mu bëri mais également di def kii de nu mu tuddee sax toog di réfléchir yoga def yoga wala comme nii. di méditer. non bi di kii la méditer voilà méditer baax na sauf que nag bu dee comme bosu àll bi da ngay xalaat loo xam ne mënul nekk da ngay sonn chakra ñu dem ci santé mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ay problèmes sentimentaux sur le plan professionnel ñëw di liggéey ba pare di fa ndawante poisson lap na. Vingt février. géej ba lap na. ndox mee mujj saf rek day saf Seydina loolu dara nekku ci dara. bu ko Verseau yi ñamee tey doot ñu ko ñaareel de poisson yi 20 février jàpp 20 dee nañ
mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne sur le plan tey jii dafay nekk vraiment une journée pleine de tendresse et de complicité seen diggante ñoom ak ki nga xam ne ñu ngi bëggante ak ñoom mais vraiment ñu ciy profité aussi di rendre hommage jigéen ñi parce que gis nañ ne poisson yi tey lépp loo xam ne xalaat nañ ne bu ñu ko defee seen jëkkër yi bëgg ko dinañ ko def incha allah donc yàlla leen si yàlla jàppale mu ne nag ci wàllu santé aussi dañuy nekk ne ñi nga xam ne sont forts nit ñu dëgër lañ tey xam naa nag du lekk du ñàkk parce que nee na lii dañu këj quoi. dañu endurant. donc xam naa du ñàkk dañu lekk ay lentilles wala ñebbe. wala waaw. waaw fa neex loolu. ay pois chiches. voilà ça. wala petit pois. non en fait yooyu dafa nekk xeetu lekk yoo xam ne dafa am fer. dafa am fer donc xam nga ay cere. gis nga boo koy lekk da ngay digal këj. cere sim. da ngay am doole ak maa bëggoon cere sim bu ànd ak jëm. yow xam nga séeréer yi ñu ngi koy tuddee saaj boor mooy cere xorom. ñu dem ci travail mooy bu mujj bi àll. donc ñu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne tey occasion la pour ngeen jël chance yëpp teg ko ci seen côté. yéen poisson yi. parce que li waral loolu mooy ci waxtaan bi nga xam ne da ngeen koy am ak seen supérieur hiérarchique di ngeen ko convaincre ba mu mun leen dénk loo xam ne lu am solo la. kon loolu dafa nekk loo xam ne dafa baax gis nga dans la vie qui n'avance pas recule. donc ñun waa. yàlla na ñuy dem ca kanam ak kanam yàlla nañu gën a avancé. loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi àll. donc vraiment di kontaan ci ñëpp di yaakaar ne liñ ci dégg dina leen mën a jël surtout ñi nga xam ne dañ dëgër bopp tellu ma rajax yi nañ déglu ji lees waxul bu Youssou Ndour dina leen mën a permettre ñu mun ci gën. voilà te vraiment na seen journée vraiment neex et puis que tout se passe bien voilà c'est tout le mal qu'on vous souhaite 9h04 jot na heure bi pour ñu tàggatoo gars yi nañu tàggatoo ak ñoom. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Di tàggu ñëpp internautes yeeg auditeurs yi ak ñëpp di def un coucou à Gueye RFM Talibé Bamba ak ma maman qui nous regarde madame Samb Lebou Dieng bisou bul bisou sama yaay bisou à toi bisou dama leen ciy siis c'est que pa bi moo nar a ñëw fekk ñu ci matinal bi fii rek coow li ne pour non loo ci xamul te man sama yaay sama copain sama xarit yu góor yëpp mooy seen chéri ñoom ñëpp nee nañ sama yaay seen chéri la te man damaa fiir bëgguma loolu non sa papa xol bi yaatu rek parce que bu yaatu woon du baax bàyyi leen sama yaay bi ngeen di bisu bàyyi leen jàmm man bisu naa papa gros bisu papa kon bisul maman nga bàyyi maman maa la bisu nii ok tey nag dañ maa habillé di remercier waa Lari Couture depuis Scat Urbam seen numéro de téléphone 77 643 16 84 ñoo ma habillé veste wax bii nii ma sol déggal lii waa Lari tamit bàyyi li nga def waaw dinaa la yóbbu xam nga tey damay yemale samay wax na tonton Seydou daf may dóor oui ma waa Lari Couture bu ñu la solalee war maa mën a solal nag bàyyi li nga def waaw ben un grand merci à tout le monde kontaan ci partager ak yéen 2 heures yi nga xam te ne doyuñu sax bu doon suñu sago ñu xaabaabalaat ba si kanam waaye comme Lamine Samba daa war a ñëw jël place ànd ak voilà àll ba si kanam ak kanam donc ñuy yemale affaire yi fii di leen wax merci encore d'être à l'écoute restez toujours scotchés 99.4 mooy le bon choix absolument 24 heures sur 24 ñu leen di bégal di seddal seen xol di leen may xaalis di leen may ay cadeau loolu dara fay ko boole ci ngeen di déglu di seetaan maa la wax lii kon nag plow bisous à tout le monde bay comme ni ma koy faral di wax plaisir la mbégte la contente la ci man di nekk ak Lari Mayte Al le plaisir est partagé di nuyu également waa God Family di bàyyi xel ñoom God Family comme ni ma koy waxee aussi di bàyyi xel ci Modou Gueye Kër Massar di bàyyi xel également ci Cheikh Faye Père Mara Dieng Youssou Ndour ak Birane Ndour moo xam ne moom les 4 points cardinaux les 4 points cardinaux ñooñu waaw nord-est sud-ouest waaw donc ñoom ànd si ak yow voilà maa ngi leen si nuyu mais également Gela tam fi nekk week-end bi Gelato fidèle auditrice Angela oui daf ñuy déglu Silva donc vraiment di remercier ñoom God Family kontaan nañ ci seen liggéey. Merci beaucoup à Daouda et à Pape merci beaucoup pour l'assistance technique sans vous vraiment suñu benn talent du feeñ du dëgg Cheikh excuse-moi alors bonne suite des programmes dans un instant di ngeen dinañu ñëwaat si man dinaa ñëwaat ak Lamine Samba si